surveillance su marché bi dama koy bàyyi mu présenté wu rek wax ñu moom rôle am lan mooy rôle bi daal bi muy joué ci marché bi. waaw man maay Badou Mbengue laa tudd man maay surveillant marché Yoff maa fi représenté maire yi donc di xëy ak commerçant yi di wàccandoo ak ñoom ak di xool lu war ak lu warul lu ñu war a dindi ak lu ñu warul dindi yëpp donc loolu mooy li ma fi teg daal. kon daal yow macha allah lépp situation marché bi daal ci gàttal yow yaa ko yor mais soo ñu doon wax situation actuelle bu marché bi lan nga ñuy wax. bon marché bi biñ koy jël ñun am na lu ñu ko fekke woon parce que booy xool marché Yoff par rapport ak yeneen marché yi parce que marché boo dem am na ndox am na salte marché yi salte na tilim na mais boo xoolee marché Yoff nii ko maire bi fonke par rapport ak yeneen marché rek nga xam ne marché bi mu ngi dox waaw torop sax waaw bon puisque bi ñuy jël marché bi nii ñu ko fekke ñaaw na benn xeetu ñaaw boo xamante ne kenn mënu la ko woon wax mais dañ ci xeex liggéey ko ba loolu dañ désencombré marché bi ak alentour yi defar ba mu baax donc am na dallage boo xamante ne dafa doon daanu ci kaw nit ñi donc bii mu ñëwee presque def na ci valeur 30 millions ñu daaneel ko defaraat ko donc nettoyer marché bi donc am nañ ay projet yoo xamante ne aussi moo ngi fi bientôt léegi ñu commencé daaneel benn partie bi liggéey ko donc léegi gis ngeen ma ànd ak sapeur pompier yi donc pour que ñu am ay bouche d'incendie la donc amu fi woon donc yooyu yëpp moom moo ko fi andi donc ci yooyu la ñu toll nii am nañu ay projet nag yoo xamante ne ay projet am la mu jëm ci marché bi waaw. mais en tant que yor wàllu surveillance marché bi est-ce que yaa ngi waxtaan ak élément marché bi ñu fiy jaay képp ku fi liggéey daal ci kaw ak ci suuf. waaw boof ñi ci kaw ñi ci suuf ñun ñëpp miina nañu ñun ñëpp xamante nañu donc mais dafa am xeetu ñaxtu yoo xamante ne bu ko nit di ñaxtu te la ngay ñaxtu newul ñun ci suñu loxo parce que secteur informel la ñu ne parce que ku ne yaa ñëw wax sa doole di liggéey donc ñun amuñu lu ñuy jox kenn la liggéeyal donc li ñu séq ak ñoom mooy suñuy taxe man surtout taxe yi moo mu gën a ñor donc cantine bu ubbi danga may fay ku lal sa table danga may fay donc boo ma fayal ma tëj sa cantine donc kooku liggéey la mais rapport IME bi nag leneen la donc bu liggéey jotee nañu liggéey ku amal maire bi na nga ko fay boo ko fayal ma tëj la donc bu paree nag bu ñu wàccee ba wàcc nag mën nañu toog ñu waxtaan naan suñu attaaye noonu lay dundee ak ñoom. waxuñu si par rapport ak comme relation humaine et tout mais relation ci marché bi parce que am na ñu fi nekk di liggéey ñu ngi fay seen cantine et tout mais sécurité bi nee nañu marché bi dafa mel ni léegi mu daanu de yow xanaa yëgoo ko. non déggoo léegi sama biir wax nee naa la injecté nañ fi 30 millions yoo xamante ne dañu daaneel dal defaraat ko. comme waaw benn côté bi. waaw donc deuxième phase bi moo des donc dañuy daaneel deuxième phase bi. te si la ñu nekk bientôt lee mu commencé ñu defaraat côté boobu parce que man maa détecté yooyu yëpp. mais deuxième phase bi nee nañ yàgg na de nee nañ première phase bi 6 mois lañ leen waxoon mu duré 2 ans. boobu ba léegi am nga maire yi budget lay demee bu ñu waree defar lii te amuñu budget xam nga duñ ko defar donc gis nga ne wote nañ suñu budget donc inclure nañ ko si donc nañ ko liggéey est-ce que comprendre nga loolu daal ci gàttal waaw. am na fi yu bëri yoo xam ne nee nañ même année passée voté nañ ko ci budget bi mais defaruñu ko ak wàllu insalubrité bi saleté bi ci biir am na côté boo xam ne boo fa duggee nag franchement da ngay bëgg a daanu. xam nga am nañ 6 balayeurs chaque jour que jëfee ñu ngi xëy ci marché ba 11h ci guddi la ñuy wàcc man mii ngay gis du ma wàcc tant que balayeurs yi ñëwuñu donc amu fi woon ñoom ñoo doon fay ay balekat ñuy génne mbalit yi mais bi yoon mairie moo jël ay balekat ñuy 6 mu teg leen 3 ci kaw 3 ci suuf donc ñun jàpp nañ ne marché bi set na waaw donc. douche bi xaw ma côté frigo la xaw ma foofu moom mara détail. donc marché bi amul chambre froide jigéen ñi foofu la ñuy glacer seen jën
nee naa leen na kenn ku si ne gàddu sa congélateur nga yóbbu sa kër pour que ñun ñu mën am xalaat pour defar foofu donte mais mu ngi waxtaan nañu sax ak ñoom parce que defar nañ début pour defar ko mais nañu yëkkati kees yi yóbbu ko seeni kër ñoom ñoo ko fi bàyyi comprendre nga waaw même pour ñu nettoyer ñoom fi ñuy taxaw da ngay wax ba sonn te ñoom ñoo ko war a nettoyer est-ce que comprendre nga ñun balekatu guddi la ñu am mais amuñu balekat yoo xamante ne dañuy bale ay boppi jën ak ay kii taluñu lool. douche yi am na kuy gérer douche yi ku dem saw da ngay fay juróom ku sangu da ngay fay comprendre nga ku dem douche aussi da ngay fay non ki ko gérer dañ koy fay par fin du mois waa marché bi ñoo koy fay marché bi aussi dafa am comité de gestion boo xamante ne les petits trucs là les petits travaux comme ni ñu koy waxee moom la ko mairie sas mais mairie aussi dafa gàddu les grands travaux mais aussi gis naa ne ñun dañuy dem bay dugg ci les petits travaux te du yoon. mais yow sëñ bi est-ce que wàcc nga ci douche bi ñuy wax ci suuf dégg naa ñu ci kaw sax amuñu douche gis nga ko. bon xam nga ñi ci suuf dañu jël nit teg ko fa moo waral douche set ni mu mel nii bon ñi ci kaw ubbiloon nañ leen douche ne leen jël leen nit ngeen teg ko fi ku dugg fay bu weer deewee ñu seet nu ñuy fayee ndox mi ak nu ñuy fayee kii raxas douche bi mais dañ ko def 3 fois arrêté nit dañuy ñëw ne damay saw duma fay nangam donc impolitesse boobu ma ne dañ tëj douche yi parce que aussi ñun bu ñu xëyee di liggéey tal nañ leneen lu dul di poñanteex a xuloo a xeex du dëgg nit ku majeur responsable douche boo fa duggee da nga ko war a jàpp ni sa kër mais boo duggee def ko naka sudul noonu ba pare bàyyi ko ñun ñëpp ñoo si yem xañ nga ko ñëpp. mais yow wala yéen est-ce que laajul ngeen toog ak ñoom ngeen waxtaan parce que dafa mel ni déggoo leen ci kàddu de. waxtaan nañu ak ñoom waxtaan naat nañu ak ñoom à maintes reprises dafa di kilifa kenn du ko jiitu xam nga li ma la wax te ñoom bu ñu bëggee jiitu di ñu orienté aussi du dem orientation bi ñu leen teg ci la ñuy dox parce que mooy intérêt ñëpp ñoom buñ ci doxul ma tëj duusi ne duñ ma ko tijji. xamante ne nag am na loo xam ni c'est priorité la quoi waxu douche yi sax donte loolu tamit day gàllankoor wér-gu-yaram waaye ba tey ñoom nee nañ seen bakkeen ci xottu la nekk loolu tamit ci wax nañ cee wax de état de délabrement bi yenn côté bu tawee day senn dañuy sonn. waaw moom laa la wax nii deuxième phase bi ñu jël nii ci loolu lañ jëm waaw parce que détecté nañ fépp fu am ndox rek xam nañ ko xam nga yéen maire nii la fekk marché bi mais maire yi fi jëkk yi fi jaar bu ñu jéemoon comme ni muy jéeme nii peut-être leneen la ñuy waxaat dañuy wax sax ni ñuy yokkaate ci kaw mais ci moom dañu commencé daaneel marché bi di defaraat te budget xam nga budget maire yi amul doole donc dañuy jéem rek dañuy jéem rek ci jéem boobu nag ci lay dégager woon 30 millions ñu defar dañu war a dégager waat yeneen pour defar beneen boor bi li ci des nag dañ koy dër rek def ci étanchéité après mu taxaw. léegi ma laaj la loo leen di wax rek pour ñu tëj pour mën a dalal seen xel parce que fi mu nekk nii nee nañ xamatuñu fan la ñuy taxaw. bon ñu muñ te xam ne marché bi bien commun la ñun ñëpp ñoo ko bokk man ni ma xëyee di defar ñoom noonu la ñu war a xëyee di defar te ñun ñëpp ay responsable lañ. xëyuñu xeex kenn dañu xëy ànd oote pour ñu booloo comme ni ngeen booloo seen télé yi loolu laa leen wax ñu ànd ñu liggéey lu mu doon ñu toog ñu waxtaanee ko ci ak dal te xam ne aussi. man maire laa mais marché bi dafa am délégué dafa am comité de gestion donc en grande partie la comité de gestion est responsable de tout ce qui se passe dans le marché comprendre nga man nag nañu jàpp ne ni may liggéey ak ñoom mooy sama recette dëkk il faut que mu génn du ma ko maye xam nga li ma la wax parce que loolu moo gën a yokk tax maire yi teg ma fi xam nga baax li ma la wax waaw mais cantine la ñuy loué ñoom am nañu ay douche am na ñoom ci couloir yi la ñuy saw te jaaduwul ay magi jëmma xam nga baax li ma la wax te ay père de famille ñoo koy tonni te xam nañ ne buñ demee toilette yi kii mais dañ ne toilette dafa sori mais buñ la joxee toilette ne la lijjanti ko te toppatoo ko aussi du dem xam nga baax li ma la wax loolu quoi man maay Badou Mbengue maay surveillant marché bi waaw. d'accord kon Badou ñu ngi lay jaajëfal xam naa ni nga ko wax délégué